léegi mais tey en tant que femme politique ndax du ñàkk léeg-léeg ngeen di tënk li di tuddee politique de jeunesse parce que tey ndax jàppoo ne tey jeunesse bi danoo ñàkk maanaam tey jii nii espoir ci seenu réew wala ci seenu njiit bay mën a jël maanaam yoonu géej gi d'abord noo jàngatee maanaam phénomène immigration bi nga xam ne dafa def recrudescence. waaw man dama bëggoon d'abord jaale famille yi ndax lu metti moo xew man defe naa ni 2014 wala 2015 organisé woon naa lël bu rëy fële place du souvenir ak sama benn organisation bu ma am ñu koy wax DSP Afrique dialogue paix sécurité en Afrique ndax mbëkk mi dafa metti woon ànd ak ay kilifa aada ak ay kilifa diine ak société civile ak organisation Nations Unies pour ñu xool lu ñuy def mais li ma bëggoon li ma gisoon à l'époque te moo amaat tey mooy réew mi dafa metti ci mbirum koom-koom ci mbirum social jeunesse bi dañu jaaxle jeunesse bu jaaxle bu xamatul lu muy def lañu janool alors sur le plan économique et social lu bari war nañ ko defaat organiser xale yi encadrer xale yi jàppale xale yi waaye pour loolu am dañu war a dañu suñu réew war na tànn léegi buy gérer mbirum askan wi seet ñan ñoo mën ku mënul bawoo lu yàqu yawa du dëgg mbirum jeunesse gis naa ay experts yu mën a gérer jàpp jeunesse xool nu ñu leen di organiser nu ñu leen di defalee ay formation ndax yëf yi du question rek am ma jox la 200 000 nga dem liggéey mais balaa ngay jox nit ki 200 000 fekk na nga tàggat ko ba nga xam boo ko joxee 200 000 déjà mu xam ni jox nga ko lu am solo te xam na lan la war a utiliser 200 000 bi du ko pasaree après du ko dugal ci gaal yi looco yi naan da ngay dem ba des ca ndox ma donc war nañu mener une bonne politique de jeunesse former les jeunes ba nga xam ni dinañu am des jeunes leaders xam nga lu manqué suñu jeunesse dañ ko bàyyi ba nga xam ni li ñuy wax leadership maanaam xam-xam bi te dafa am ñetti yëf la leadership xam-xam la mën-mën la jikko la te biir jikko yi rafet la waaye li ñuy wax conscience c'est-à-dire nga xam li nga war a def ak confiance nga wóolu sa bopp te yooyu yëpp xale yi dañu war a fexe ba ñu am ko mais est-ce que ñu ngi ciy rey suñu bopp pour xale yi nee naa ñu am xam-xam bi boole ko yëpp la ñuy boole doo am bii bàyyi yële yëpp ngay boole xam-xam mën-mën ak jikko yu baax te jikko yu baax yooyu moom mooy tax ba nga xam am conscience ba pare nga am confiance nga wóolu sa bopp xale yi boo jëlee rekk wóolu bi mais wóoluwuñu seen bopp parce que dañu ne fii bu ñu fi toogee du ñu mën dara du ñu mën alors que xale yi waroon nañu xam ni fële surtout depuis Covid bi 19 bi ku nekk bopp sa bopp la ñoom seen bopp lañu tal faalewuñu kenn te ku ñëw dañ lay intercepter ci géej gi këpp la nga dugg ca biir ndax bëgguñu gën a sonn li ñu sonn kon ba xale yi nañu am confiance xam ni fii mën nañ fee am sutura agriculture baa ngi fi ñu jàppale leen nag secteur privé bi ba ñu am industrialisation xale yi di liggéey ci entreprise yi créer seen bopp entreprise ñoom i tamit
ak di def yeneen transformation commercialisation et cetera ñu leen jàppale nag suñ leen formé ba pare jàppale leen ci luy tax ba ñu mën a créer seeni propre entreprise ndax gis nga doomu Sénégal soo ko jàngalee jox ko kas néew mu def loo xam ne américain bi mënu ko tubaab bi mënu ko keneen mënu ko mais dafa laaj nit ñi nga xam ne mën nañu xam nañu affaire bi ñu dénk leen lool mais dama bëgg wax aussi ni ñun waajur yi dama leen xaw a mere ndax waajur yi dama bëgg yàgg naa ko wax ëpp na 20 ans nañu bàyyi teg torop seen xel ci seeni doom xale bi juddoogul nga naan am naa doom bii bu ëllëgee duma sonn nañu bàyyi loolu. Ah bon? nañu bàyyi loolu xale bi nañ ko bàyyi mu évoluer normal magum jëmm yi ñun ñii nañu continuer di góorgóorlu ba amal suñu bopp dara mais bu fekkee ne xale bi yaa ngi naan ko amuma dara looy xaar xale bi ndeysaan am yërmande ci ay waajuram mais day jël gaalu looco bi dem wuti feneen yaakaar ni foofu gën ma bëgg nag comme ñun nañu ko defee woon ba ñu defee lël ba fële place du souvenir. lan ngeen tënkoon ci lël ba tey mu doon recommandation xëy na réponse par rapport ak politique bi nga xamante ni tey mi ngi fii te xëy na mën nañ ko tuddee échec entre guillemets ndax xale yi boobu ba tey gis ñu li tax tey jii ñu fiy toog ndax koo ci wax rek danaan dund dem daal nañu dem rek. li ma doon wax mooy ne gouvernement bi na góorgóorlu ba xale yi ñu dëgëral leen ñu jox leen li may wax leadership. ci seen lël bi li ngeen tënkoon. waaw lël ba. insisté wu ñu woon xëy na ci bopp point mais la ñu insisté woon moo di ni te yàgg na donc dañu war a def des assises au niveau de l'Union africaine te dama ni interpellé woon Macky Sall ma ni ko mais woowal say les pairs yeneen présidents yi Sénégal jël leadership bi Sénégal jël en main affaire immigration bi woo yeneen i président yi ñu ñëw fii ñu toog waxtaan ci parce que Union européenne ñoom ñu nga ci doon wax mais Union africaine waxu ci woon dara loolu muy lu doy waar te xale yi ñu ngi doon jóge fu nekk di dem du woon Sénégal rek dëkk yëpp pratiquement donc loolu ma waxoon maa ngi koy bamtuwaat dama ni président Macky Sall créer fii ay assises sur l'immigration clandestine woowal chef d'État yi ngeen toog ngeen xool nu ngeen koy régler loolu laa gënoon a insister à l'époque bon am na leneen loo xam ne waxoon naa ko mais ak Covid-19 bi lu bare dafa yàqu moo di ne mondialisation la ñu wax àddina bi benn la léegi bu fekkee ni dafa am ay réew yu tëj seeni frontières ne kenn du dugg si te ñoom ñoo def ci lu charte yi ak yelleefu doomu aadama libre circulation liberté d'aller et venir di dem di dellu si waaw loolu suñ ko defee te ñu xam ne ak yelleefu doomu aadama li baax ci doomu aadama la tënk mais nit kenn mënu ko téye fas ko rek takk ci buum rek ne ko fii ngay ne jodd doo fi jógee donc ñoom i tamit le monde entier Nations Unies nañu revenir ci disposition yooyu la liberté d'aller et venir mais yaa ngi bëgg dem béréb sàngam ñu tëj buntu ba ràpp yooyu tamit day nekk un problème war nañu organiser yëf yi ba nga xam ne ku bëgg dem di nga ko def ci kaw yoon ak ci kaw condition yi mais lu normal la mais tëj ràpp déedéet loolu moom c'est problématique. ñu koy jaajëfal mbokki